Omar Sow conseil spécial du président de la République tey damay ñëwaat ci gravité des choses mooy tey lan lu xew tey mooy la personne de Guy Marius Sagna ak ñu mu àndal je pense que tey seen activisme bi jéggi na dayoo parce que tey lu toll ni palais lu toll ni la République lu toll ni lu mel ni tey le président de la République qui est symbole ku institution tey ñoom ñu def marche dem ba téye gris palais bi je pense que tey loolu jéggi na maanaam te maa ngi lancé un appel aux autorités tey le procureur de la République ak tey toutes les autorités compétentes tey ñu jël leen ñoom tëj leen ci kaso bi parce que c'est très grave parce que tey adduna bi toll na jamono joo xamante ne tey gis nañ terrorisme lu mel gis nañu lépp lu mel parce que tamit dañu wax ne ba dëgg nit mun nga kaas nit mun nga dox say droit mais nit tamit boo nee yow nitu dëgg nga te un activiste droit ngay dox dëgg ngay dox je pense que tey war nga wane le bon exemple mu ngi nekk ci lan keroog ñoom marché nañu ñi jox leen ñi marché mais amul benn nit amul buzz donc tey pour ñoom ñi am buzz il fallait que tey ñi def lu ñu def mooy ñëw tey ci palais de la République jafandu ba ci grille bi te aussi di profiter occasion di remercier tey nos forces de l'ordre parce que ils ont montré tey que ne police bu compétent la ñu am gendarmerie bu compétent la ñu am parce que bu doon yeneen dëkk la wala tey bu nekkul woon ñoom seen compétence tey je pense que tey bakkan dina frot parce que sécurité président de la République sécurité réew kenn waru koo caaxaane kenn waru koo foowee parce que Guy Marius Sagna tey ak ñu mu àndal dañoo def loo xam ne tey rëy na te histoire politique du Sénégal tey kenn musu koo def te kenn amul fi def ko te kenn ñemewu koo def Sénégal nag dafa di nekk dëkk boo xam ne dëkk dialogue la dëkk diine la te dëkk boo xam ne tey tamit dëkk boo xam ne exemple la tey ci biir àdduna bi ñoom nag buñ ñu ko jéem a yàqal te hausse courant boobu ñuy wax je pense que directeur Sénélec génn na wax na ci te hausse boobu concerné wul les petits ménages te le communiqué du DG de la Sénélec leeral na mbir ñi te wax na ci loo xamante ne lu leer la démb déglu nañu le ministre du pétrole chargé des questions de l'énergie déglu nañ ko démb assemblée nationale te je pense que indi na ci ay tontu indi na ci ay leeral dëkk nag dëkk démocratie la dëkk droit la dëkk bi tey exemple bi mooy tey comme ni ma ko waxee tey bu ñu ñëwee tey le 30 mai 2018 amoon na ay ndaw yoo xam ne ndaw yooyu ñoom ak président de la République ñoom ñoo nekk ci même camp te ndaw yooyu dañoo demoon palais présidence de la République jafandu ci giri te ndaw yooyu tey dañu leen tëj tëj leen ci kaso bi donc tey ñooñu tey Guy Marius Sagna ak ñooñam bu ñu defee tey lu mel noonu dañoo war a montrer exemple tëj leen ci kaso bi te sénégalais yi bañ a ne injustice la parce que tey ndaw yooyu ci présidence la ñu téye woon te tey Guy Marius Sagna il faut ñu def différence entre présidence de la République ak palais de la République parce que palais mooy institution bi présidence mooy luy fonctionner tey mbir mi donc tey Guy Marius Sagna dafa def loo xamante ne tey dafa jéggi maanaam te lu may lancer alerte mooy nit ñi nañu delluwaat suñu xel xam ne dëkk bi dëkk diine la dëkk bi dëkk respect la dëkk bi dëkk ay tey ñun ay acteurs politiques lañ ñoom ay activistes lañ ñun ñëpp ñoo bokk terrain bi bu nekkee reewande wala bu nekkee leneen ku nekk mun na ko bu nekkee jaay doole ku nekk mun na ko mais dañuy xam ne tey dëkk bi dañ koo bokk te ñoom nañu delloo si waat seen xel xam ne am na ay jeunes yoo xam ne ñu ngi leen di suivre xam ne tamit ñeneen ñu ngi leen ñëpp a ngi leen di suivre ay kilifa diine ñu ngi leen di suivre te nañu delloo waat seen xel xam ne dëkk bi mënuñu koo taal dëkk bi demoon nañ ci élection yàggul président Macky Sall gagné na leen tey alhamdulilahi rabil alamin avant 2011 Guy Marius Sagna fu mu nekkoon 2010 2011 fu mu nekkoon bu ñu marche ne courant amul xuy xamet ñu xanaa ñoom nekkuñu fi woon ñun ñoo doon marche tey lu ñu doon wax tey courant amul lu ñu doon wax courant bi doyul mais alhamdulilahi rabil alamin tey lu ñu wax ne courant bi li tax ñu yokk ko te pourtant ay jamono ci ginnaaw courant bi wàññewoon nañ ko mais tey gis nañu ba ci France ba ci yeneen dëkk yi tey gis nañ tey pétrole bi nu mu yokkoo ak baril mondial bi donc je pense que tey yokkute courant bi justifié nañ ko tey ça ne concerne pas tey les petits ménages le reste mooy tey lu may wax ñoom Guy Marius Sagna nañu xam ne dëkk bi ñun ñëpp ay jeunes lañ gën a ëpp ñu nit ñi xam-xam ëpp ñu nit ñi jaloore ëpp ñu nit ñi tey mën a dem def lu ñuy def dañu bàyyi utum buzz bi te tey di lancer waat un appel encore au procureur de la République de s'autosaisir de ce dossier et de les envoyer en prison parce que il est temps que aujourd'hui force reste à la loi di leen wax ne tey lu ñu def c'est grave te lii képp ku ko def ci réew de ñëpp war a génn tey muy opposition muy majorité condamné ko xam ne lii nii tey sécurité président moo nekkoon en danger te tey république bi moo nekkoon en danger muy tey songu suñu palais de la République mooy tey parce que loolu noonu ay terroristes mën nañ ci jaar tey
indi leneen indi musiba tey ci réew mi te boobaa fu ñu koy waxee parce que bu weesoo tey bu nekkee ñoom am nañ yeneen dëkk am nañ yeneen passeport wala am nañ yeneen dëkk ñun amuñ dëkk beneen dëkk ñun dëkk suñu dëkk mooy le Sénégal te Sénégal ñun ñëpp a ko bokk te kenn mënu koo xar ñaar donc di lancer waat un appel à la classe politique di lancer waat aussi un appel aux activistes ne leen nekk ci internet bi nekk ci mbedd mi di saaga nit ñi di saaga sa moromu baay di saaga même sëriñ tey xalifa yi sax bu ñu génnee dañ leen di saaga donc je pense que tey du loolu moo yor réew mi nag dal lañ ko xam réew mi yar lañ ci xam réew mi même Cheikh Anta Diop da koy wax di la ne dëgg bu amee xas ak ay xuloo day mel ni ay fen donc je pense que tey nañ delloowaat suñu bopp nañ delloowaat suñu xel xam ne tey combat bi ñun ñëpp ñoo ko bokk muy tey le Sénégal un meilleur Sénégal te tey président de la République ci programme bu mu la nekk tey gis nañ 5-3-5 bu mu nekk te tey le président de la République gis nañ lu mu de tey gis nañ fi tey comme ni ma ko waxee courant da doon coupé guddi 900 heures de coupure tey gis nañ tey ko fur courant bi toll donc nañu delluwaat xel yi lépp mën nañ ko waxtaanee mais tey lu mel ni tey bu mu amati te je pense que tey lu may waxal les forces de l'ordre tamit di leen remercier mais nañ jël ñoom ñëpp seen responsabilité et le procureur encore une fois ñu ngi lay wax ne na nga def seen liggéey ni nga ko war a defee te bu la kenn wax bu benn intervention jub parce que lii nii ça doit être puni aux yeux de tout le monde aux yeux du monde entier pour xam ne Sénégal dëkk justice la dëkk boo xam ne boo teggee yoon dañ la war a tegaat ci yoon